non ragal naa trop parce que ñun jeunesse bi ñun lii la ñu am. fii la nekk à Mermoz nekkul Fann nekkul Amitié nekkul Point E dañu ne Mermoz ñuy taxaw ji ma ne ay da ngay dem muy ji gendarmerie. On est en train de la violenter. Et là, cette approbation, effectivement, est effectivement liée du fait que le terrain se trouve dans la commune de Fann Amitié.e. Mais ouais, filez-vous. Non, filez-vous. C'est pas la peine, tout ça. ngelaw bu ànd ak pexte ak bànneex di bale ci waaxu Mermoz Sacré-Cœur mi barab bu naat lool ak a yéwén ngir tàggat yaram at féexlu ay ndaw ñëw di fi tàggat seen yaram muy xar kanam bu rafet taaru lool waaye bi am lu muy nëbb tiitaangewu feet ay at barab bi ñuy ñëw di tàggat seen yaram ak a féexal seen xol ñu leen koy gàntal ndax tabax gin fii tabax. yeewu fajar dimanche samedi liggéeyoo demoo fenn nga ñëw terrain bi nii football xam nga wala dugg ci ndox mi sangu foo ñun jeunesse bi dinañ am mais bu nekkee ñun jeunesse bi ñun lépp lu ñu am rek état bi da koy jaay wala ça dépend wala ci ñeneen ak ñeneen ñoo nangu ko ñun après ñun de fil à mesure ñun nan lañ nar a demee quoi. waaw loolu moom dëgg la et puis man dinaa ci sawar di ci wax sax parce que ñun ñuy tàggat suñu yaram amuñu dara lu dul espace bi. léegi espace bi bu ñu ñëwee fekk ñu ciy tabax xam nga du ñu arrangé te lu ñuy gën a dem ñoom dañuy gën a avancé te géej gi day gën a avancé loolu moom jëru sax ma koy wax mais ku ko xool da nga koy xam mais da ngay gis tey yi ñu fiy tabax yi yëpp xam nga ñun dem nañ ba amatuñu fu ñu tàggatee suñu yaram espace yëpp dañ ko jël ñun dañuy sonn dañuy dem ba la ñuy wër mujj dañuy mujj sonn. boo gisee bi ñuy nekk xale ak léegi nii on avait l'habitude de venir aux plages xam nga at espace bu agréable ak affaire yooyu yëpp quoi et tout récemment ñëw naa fii j'avais trouvé foule de personnes fii ñu toog di entraîner ak affaire yooyu mais maintenant apparemment jël nañ déjà plage bi benn lancé moo fi des te xam naa ne fii yëpp jamono moom bon fii moom ñun bokk nañ ci quoi xaw ma nag pour ñan la. monte barab bi ngeen di gis ñu ci amal ay liggéey te ñu xayma ko ci lu ëpp 2,000 mètres carrés am na coow lu rëy lu ci ama ci diggante mairie Mermoz Sacré-Cœur ak Fann.e Amitié ñaari mairie yi ku nekk di naan ci man la bokk ñu doxantu dem mairie Mermoz Sacré-Cœur ñu ni xamal ne que nekkul ñoom ñoo siife ndigalu tabax bi nga xam te ni borom kër gi am na ko di indi ay leeral ci mbir mi. bu ñu seetee fan yi am na permis ñu dugal ci kii bi boo ko gisee di nga gis ne que du maire bee ko signé parce que tout simplement la direction les services de l'urbanisme tey dañu décider pour ay raisons yoo xam ne ñun xamuñ ko jël dossier yu yóbbu ko ci beneen commune donc bu ñuy wax commune Fann.e Amitié Fann.e Fann Hock Fann Résidence yooyu xam nañ ne que fële la bokk nu mu tudd ci Point E mais boo waxee Fann Mermoz maanaam Fann Mermoz ci Mermoz la bokk parce que boo jëlee rond-point Imod Sène jëmale ko ba ci rond-point au président Macky Sall foofu yëpp ci suñu domaine la bokk te on profite de l'occasion pour wax ñi fa nekk ñëpp permis yi fa nekk te Mermoz Sacré-Cœur joxewuñ ko on va les dénoncer te dinañ leen attaquer pour non-validité juridique et administrative. sa gannaaw gi tamit ci lañ demee mairie Fann.e Amitié bokk moomeel bile moom moo siife ndigalu tabax bi ni jox Djibril Diallo waa bokk moomeel bu Sacré-Cœur Mermoz jàpp ne teguwul ci yoon waaye biñ fi ñëwee kenn nangu ta wax ak ñu na li ko waral mooy dañoo am ndigal ci kilifaay bokk moomeel bi ngir bañ a wax ak ñu na. ci ay bés bi ñu génn Barthélémy Dias wàcc ci makkaan bi ñuy tabax ci booru géeju Mermoz bëgg a dàqal liggéey yi ñu fiy amal. filmer leen ko mi ngi nii
kan moo ko mënul lire situé waaw fii la nekk à Mermoz nekkul Fann nekkul Amitié nekkul Point E dañu ne Mermoz ñuy taxaw ji ma ne ay da ngay dem muy ji gendarmerie acca bismillah nañu dem gendarmerie ku ci bëgg a mere Pala Samb mën nga ko ci mere wante dama ne tey xool leen lu ngeen di gis nii à sa décharge man toutes les semaines dañu may jox ay parapheur su may signé du ma damay signé rek parce que damay jàpp ni que suivre na son circuit ba egsi ba ci man loolu laa jàpp nit nag mën na signé par erreur wante lu am ba am comme kenn tabaxagu fi dara ñun lu ñu wax mooy arrêté leen lii parce que lii jaaduwul. si genn wàllu Barthélémy Dias di wane ay kayit yu firndeel ne que maakaan bii nii si bokk moomeelam la bokk si beneen wàll bi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi tabax di njabootu Djibril Diallo ak ñi ni mel jàpp ne ñoom noo nekk si yoon seen kayit yëpp yi ñu war a am mote nañ ko. Premièrement, cette propriété n'est pas dans la commune de Mermoz, elle est dans la commune de Dakar.E, telle que décrit dans le titre de propriété. Notre autorisation de construire là. Okay. Tu as l'extrait de plan cadastral. Non. Et de revenir sur la photo. Voici tout ce qui est urbanisme. Ça, c'est la première sommation que nous avons eue d'arrêter les chantiers par la DSCOS. Ils sont venus faire toutes les vérifications. Ils disent, suite aux différentes visites effectuées sur le site et vérification 7, la sommation d'arrêt des travaux de construction d'un bâtiment sur le terre qui vous a été adressé est levée. D'accord? Ça, c'est pour la DSCOS. si fàttali barab bi nga xam ne fu mu toll nii moom moo jur coow kii di Djibril Diallo mi ngi ko amee woon si Baye seetum 2004 waaye si diggante bi jamono dox na ba mu am titre foncier bu muy wane jàpp ne kayit yu leer la. Alors, M. Djibril Diallo est attribué de ce terrain par un titre foncier. li may leeral moom mooy Djibril Diallo am na kayit yëpp te tamit lépp daf koo jaarale si yoon li ko dalee titre foncier bi mu am ak yeneen kayit yi mu doon laaj si cadastre ak domaine ak yeneen yu ni mel. di dem tamit si wàllum autorisation de construire bi jaar na fi mu war a jaar ba mairie Fann Amitié.E jox ko te tamit bu mu àggee si ñun yi tamit def nañ càmbar yëpp waaye liñ si gis moom mooy amul lenn loo xam ne mën nañ ko si ŋàññ lépp daf koo jaarale si yoon. Après avoir obtenu effectivement les avis des services du cadastre, du domaine et de l'urbanisme, le maire par arrêté m'a envoyé. looloo tax mbir yi tamit ñun bi mu ñëwee si ñun dañ koo daal di daganal jàpp ne lépp jaar na yoon. Notre implication, c'est effectivement le contrôle de légalité de la commune de Fann Amitié.E qui est effectivement sous ma juridiction. C'est dans ce sens, effectivement, quand on a vu que tout le dossier était un dossier régulier, donc on a pris un acte d'approbation. te tamit li ñuy leeral moom mooy suuf si nga xam te ni moom moo indi coow li si bokk moomeel bu Fann Amitié.E la bokk. Le terrain se trouve dans la commune de Fann Amitié.E. waaye ñeneen ñu mbirum booru géej gi jiital lool jàpp nañ ne kayit bu baax ak bu baaxul ñoo si bokk yem kii di Djibril Diallo amul sañ-sañu tabax fii. du question am na wala am mënul tabax foofu parce que foofu li mu fay tabax ce n'est pas d'utilité publique li mu fay tabax c'est benn propriété privée la moom la bëggal boppam mu tabax ko presque ci kaw géej gi te bu ko tabaxee boobu mën na jël droit tabax fa benn mur bu koy séparer ak plage bi nee na nit ñi fii ngeen mën a yem parce que man fii sama espace la bu boobaa le citoyen bi mooy kii. tabax bi jaarul yoon waru fa nekk nit mënu ko moom bu ñu nee littoral dañu ne c'est inaliénable mënuñu ko jaay kenn. C'est imprescriptible même bu doon def 100 ans sax mu nekk fa mënu ko moom. ci xibaar yu nu am Djibril Diallo moom diplomate la de formation waaye tamit am na bànqaas bu am solo si mbootaayu xeet yi bu mu jiitee bi maanaa ONU-SIDA. ma yaakaar ne ONU-SIDA ak li nga xam ne tey taxawaayu sax ONU moo doon lan bu ñu ko xoolee ci changement climatique ci protection de l'environnement ci loolu yëpp dafa waroon am tëddee jaaxaanaay bañ a dugg ci loolu dem muti fenn foo xam ne tey warul mën a indi coow moo tax loolu tey man li ma koy ñaan. mooy mu jëlaat kayit bi mu delloowaat ko état bi ñu jox ko feneen wala mu dem nu muy seet ak ñoom mais li nga xam ne yow ci sa carrière dem nga défendre ay
ay sida dem nga défendre ay environnement def nga Baaba Maal ñu nekk ay ambassadeur pour la désertification ak les changements climatiques war nga mën a am taxawaay boobu ba bañ a dem ba bokk ci ñii di agressé li nga xam ne tey moom mooy littoral bi. ngir gën a am lu leer ci mbir bi sàkk woon neen am ay leeraanga yu jóge ci direction bu domaine waaye sunu laaj dañu ko gàntal ñeneen yi tamit doon séq ay jéego ngir gën a am lu leen leer seeni jéego ñu naroon kaa gàntal mu am sax ay mbiico ak mbaalo yu ci bari jàppante am fa di Phare des Mamelles gannaaw bi fa mbootaayu ñi nga xam te ni ñoom ñooy sàmm lépp lu tukkee ak laale wàllu mbooru géej gi wàccee te tamit ñi nga xam te ni ñoom ñoo fay tabax jamono ji bëgguñu woon benn yoon gis caméra yi. Mignane Diouf mi jiite kuréel boobu sasoo sàmm lépp lu laaleeg booru géej gi fii ci Sénégal di ko ñaawlu bu baax a baax mer ba futtu. Phare bi itam nekk ci loo xamante ni benn volcan la boo xamante ni xëy na boo laalee yenn partie ci cere bi mën na créer loo xamante ni mën a yàq Dakar ñu yàq Sénégal donc il faut que loolu ñu xool ko dindi ko xam ñi nga xamante ni leen fi jox ay kayit jox leen ay titre foncier wala ay titre de bail loolu ñu xam ñan la kan moo leen ko jox ak luñ ciy jublu bu boobaa itam ñu xool loolu noonu lañ def bi delloo ko askanu Sénégal. waaye teewul ñoom ñu jàpp ne que xeex bi dinañ ko motal te tamit lépp lu mu laaj dinañ ko def. daañu fexe ñun ñëpp ànd ak yéen pour que collectif yi nga xamante ni taxaw na tey jii mën a delloo loolu ci yoon ñu delloo Sénégal li nga xamante ni mooy suufam ndax suuf si kenn moomu ko dafa méngool ni tey am na Sénégal yooyu jóg dem ci drapeau bi dagg ko dugal seen poche wala yóbbu seen kër dañuy def lépp am na plan bu ñuy préparé am na itam lu ñuy préparé pour def liste yi nga xamante ni ñoom Massamba ak ñoom Mademba ak ñoom Ndeye Awa ak ñoom Ndeye Khady ñoom ñëpp ñu xam ñan ñoo dem bu ci ay kayit pour jël littoral bi surtout nag gën a jege li nga xamante ni mooy Phare bu ñu leen xamee ñu diffusé ko ci seen écran yi ci seen journaux yi ci seen rajo yi ba pare nag kalaame leen ci yoon. mu mel ni tabax bi ñuy tabax ci booru géej yu nu mel fii ci Sénégal nekkul tey la tàmbali lu yàgg dox la ba tey jile mu jël dayo bu tiital ñu bari rawatina ñi nga xam te ni ñoom ñoo sasoo di sàmm booru géej gi li ko dalee Ndakaaru Ndar ba sax Cap Skirring na. mais lii indi lii ubbeeku mooy ba Abdou Diouf di fi waaj a jógee moo njëkk a commencé autorisé ay ñoom teeru bi di commencé boo leen fàttaliku teeru bi fu mu nekk actuellement foofu la piscine des enfants des tout petits nekkoon foofu la ñu doon dem di sangu ñu ñëpp amoon accès tamit di dem ci plage boobu foofu mais foofu la ñu commencé di construire ñu continuer nag nga gis hôtel yi commencé di judd di dem ba ay titres privés yu bëri commencé fa am mais en 2000 la gën a empiré yooyu yëpp ngay gis ni en 2000 mooy avec l'arrivée de Wade ñu gis nañu autorisation yi de lotisme de pour ñu mën a accéder ci domaine maritime bi président Wade ci la dugaloon loxo mais autorisation yi tamit mairie de Dakar moo ko doon joxe boobu amuloon acte 3 de la décentralisation loolu moo indi affaire yi empiré ba mu eggee fii nag ñun ñu taxaw ñun leen mais lii doy na ñu continuer di ko def bi moo indi tey fi ngeen demoon ngeen gis ba kenn koo xam ne tey presque ci kaw falaise bi la yàq pour mën moom mu tabax kër bu mu bëggal boppam. moonte day président Macky Sall bëri na lu mu diggoon am na tamit lu mu def ci wàll wi waaye boobu ba tey mel na ni des naa yey ñi nga xam ne seen yitte nekkul dara lu dul càmm li nga xamante ni moom moo jot a des ci booru géej gi fii ci Sénégal. effectivement président bi moom delloo woon nañu sax terrain bi mu am ci littoral bi 2000 mètres carrés yoo xam ne daf ko moom moo ko moomoon mu nekk ci patrimoine am mu ne delloo na ko ba pare def ci déclaration officielle ku def lu mel noonu. deuxièmement bi ñuy dindi bi fi Turquie yi nekkee bi ñu bëggee defar seen bâtiment ñëpp fippu jóg ñu annuler autorisation de construire bi mu dem Pointe de Fann daal di ne teeru bi na jógee ci plage bi nekk foofu plage de Fann bi bon il y a des actes qui sont posés mais à mon avis ces actes-là doivent avoir de la cohérence. Il faut avoir cohérence, c'est-à-dire dans le cadre d'une politique
global boo xam nañu ne lii mooy am fii lii mooy am fii lii du fi am ñu xam ne fii nii lay demee. inaliénable imprescriptible di ñaari baat yu ñuy faral di dégg ci borom xam-xam yi su bi ñuy wax ci mbirum suuf bu laaleeg booru géej gi fii ci Sénégal te ñoom ñaar li leen tënk moom moo di indisponibilité bi maanaam suuf yi laale booru géej gi fii ci Sénégal di domaine public maritime kenn war say mën a teg loxo wala bokk suñu sukkandikoo ci code de l'environnement bi maanaam charte yi nga xam te ni moom moo tënk wàllum alam ci Sénégal duñ fa teg lu dul lu oyof loo xam ne mën nañ ko fa teggi ñeneen sax gën a xuus di wax ne que bu ñu demee ba dafay teg leneen dafa war a nekk njëriña ñeel ñëpp bi maanaam intérêt général wala d'utilité publique. ma joxe benn exemple d'utilité publique mooy la place du souvenir la place du souvenir boo fa ñëwee mën nga def say activité état bi moo koy gérer mën nga def say activité say conférence mais keneen mën na ñëw wàcc accéder ci plage bi du déranger kenn interdiru ko donc c'est un espace public d'utilité mais li ci des yëpp privé la loolu moo tax ñun ñu mën ay action ak état bi ne leen doy na la loi du littoral état bi bloqué ko parce que dañ ko waroon voter état bi bloqué ko mu gën a empirer l'occupation du littoral. ñeneen sax jàpp ne gannaaw ŋàññ yi ni ŋàññ war nañu mën a teg dara ci kaw taabal bi looloo waral sax kuréel bii ñu tuddee Perle moom tamit sasoo bu baax a baax sàmm li laaleeg mbirum booru géej gi ak yeneen yu nu mel fii ci Sénégal becci na ay xalaat teg ko ngir jàpp ne buñ ko jëmmalee dina tax coow li féetee boor. dañu ne woon ne état bi war na am un grand projet du chef de l'état du Sénégal ci 10 baies yi nga xam ne ñoom ñoo formé dëkk bi xam nga Dakar boo ko xoolee fukki baies ñoo ko formé Dakar dafa nekk benn affaire bu exceptionnelle boo xam ne defe naa ne ñun dañoo comprendre loolu parce que ku ñëw fii day gis loolu donc bu ñu nee baies yi dañ koy defee noonu comme ça bu ñu nee c'est un décret c'est un grand projet du chef de l'état du Sénégal comme ça dina am programme boo xam ne dañ koy tëral pour baies yooyu tu vois obligatoire dana obligé nit ñi ñu liggéey ci. Deuxième point bi mooy mesure conservatoire alors gis ngeen ne affaire bi mi ngi commencé jéggi dayoo donc pour sauver loolu dañu ne dañuy jël benn drone dem xool fépp foo xam ne des na terrain parce que li fi des bariwul état bi teg ci loxoom pour cause d'utilité publique pour ne kii pour askan wi la ku ko moomoon wala ñu ne moo ko moom ñu xool naka la ñuy defanteeg moom mais lu ñu laalagul rek moom loolu moo fi des parce que bu ñu ko bàyyee loolu ba ñu tabax ko ay problème yu dul jeex lay indi kooku moom mooy mesure conservatoire bi c'est-à-dire li fi des mu bañ ñu rëcc noonu lañ ko tabaxee. Troisième mesure bi mooy taxe de privilège littoral dañu ne koo xam ne daf fi am kër wala daf fi am bâtiment mi ngi tax yow doo gis géej gi kooku ñu ngi koy wax pollueur payeur dafay war a fay loolu ki fi nekk dina tax ne ngelaw bi du ñëw ci yow kooku aussi dafay fay loolu la ñu tudd taxe de privilège littoral li nga nekk ci boor bële bokkuloo dund ak ñi nekk ci beneen côté bi loolu dañ koy fay moom la ñuy wax taxe de privilège littoral mooy troisième mesure. Quatrième mesure bi loo xam ne ci marocains yi laa ko gisee gis nga ñoom seen littoral 3000 kilomètres la mais fépp xam nañu li ñu fa war a def donc ñun dañu war a def cartographie des potentialités war nañu xool littoral bi yëpp fu nekk ñu ne lan mooy histoire am lan lañ fa war a mën a def lu ñu fa mënul def. bu nekkee ne coow yàgg na fee am ci tabax booru géej ak yeneen yu ni mel waaye bi yoon li gën a sooke coow li moom mooy ni mu demee ndaxte ci fàttali 9 avril bi ni génn ci la Djibril Diallo am ndigalu tabax jëlee ko ci bokk moomeel Fann Point E Amitié waaye tamit ci bés boobule ci la kii di tabax ci booru Phare des Mamelles ami tamit ay kayitu wóor jëlee ko ci direction des impôts et domaines muy benn fan bu ñaari mbir yi daje mu indi njaaxare ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yitewoo càmm lépp lu jëm ci booru géej gi pour mu nekk njëriñu ñëpp ndaxte jamono jooju dafa tombé woon li ëpp ci sénégalais yi seen yite yëpp nekkoon wàllu mbas mi di Covid-19 tey jile am na ay clamé yu bëri du jóge ci boor bu nekk ku nekk jàpp na yaa am dëgg njiitu réewum président Macky Sall ñu koy woo rawatina ci lu laaleeg loi bi ñu duppee wàllum littoral ngir lépp mën a am leeraange ku nekk xam fi ngay teg sa tànk wàllum booru géej géej yu nu mel ñëwaat ci askanu Sénégal mu njëriñ bu ñeel ñëpp.